maa ngi nuyu ñëpp daal bu ma limee naa juum waaw maa ngi bëgg ñëpp waaw. Lamine nee na mu ngi nuyu ñëpp. Omar yaakaar naa ne sa combat ak Gris moom du lu bees lu ñuy defaraat lu ñuy tëggaat la bëriwoon ngeen 2018 yàlla mayoon la ndam ci koom ngeen jëmaat ci combat diggante bi li fi jaar bëri na Lamine. jëflante jaar na fi amitié jaar na fi ba tax na sax ñu bëri di dute ci ne da ngeen a ragalante mais balaa may ñëw foofu Lamine li ñuy njëkkee mooy Balla tey da nga ñoo nangu tawan ci sa bopp lu bëri daw rek nga nangoo def lan moo tax looy nëbb. non luñ fi nëbb amu fi. xam nga fii tey dara xaju fi. yu sew sewaan rek moo fi xaj mooy daw yeeg affaire yi demee noonu mais xam naa dañuy jàppal jour ngeen ñëw saal ñu fekkee xool liggéey bi bu baax wala ngeen fekk ñu dîner wala ngeen fekk ñu ci place bi kon donc fii mënuñu fee dara def dara mais fii suñu base la mënuñu fee bañ a ñàkk ñëw mënuñu fee sañ a bañ a ñëw aussi mais en tout cas ñu ngi ci liggéey bi daal mais alhamdulilah. mais ni ma ko waxee sànq li fi jaar ci diggante bi ngeen bëree ak léegi li fi jaar bëri na yow moom yàlla dimbali na la bëriwaat nga fi ay yoon moom booba la mujj a bëree yaa ngi dégg booba yaa ko gañe woon li fi jaar seen diggante ñu bëri di ko coow mooy amitié am na fi ay xaritoo ngeen waa dem leen te dikkalante am na fi ba tax na ñu bëri jàpp nañ ne sax seen combat bi est-ce que dina mel ni bu njëkk ba na meloon ci sa safara tàngoor ak metti waaw Babacar xam nga amitié moom donc ça n'a rien à voir ak aussi contrat wala tënk leen wala ngeen bokk métier bi loolu ci beneen domaine la mais domaine bii ñu nekk nii dañoo nekk ci contrat boo xam ne 7 août la incha allah di ci ñaan yàlla may ñu ci ndam amitié actuellement amagu fi nañ ko jël tegee ko nële mais li am mooy sama contrat la am ak Gris Bordeaux Gaston Production tëgg ko di ñaan yàlla yóbbuñ ci bis bi ñu bëreeg moom xeex ak moom daan ko jël bu rëy daal di ñibbi si géej bëre xeex daan jël bu rëy bëre Gris Bordeaux xeex ak moom daan ko jël bu rëy noo koy defee ak ci ban façon nga koy defee. mooy ci anam yi ngeen ñu fekk ñu ci nekk xëy war a liggéey xëywaat war a gont xeet war a nekk ci li ngay nekk say boxe ak say entraînement ak affaire demee noonu loolu mooy may ndam te tout le temps ñu ngi ci liggéey boobu yaakaar naa ne incha allah bu jour bi dañ koy appliqué yàlla may ñu ndam waaw. mais bu ma ko déggee kera dama ko jël kera waxaat na la ko mu ne mënoo bëri moom 5 minutes moom moo ko wax jooju da koy répété tout le temps doo bëri 5 minutes yow nga ne ko bu la neexee bés ba ne ku ne rey nag këram ñu togg reer ku daan invité sa morom yow lu tax nga tontu ko loolu. waaw mais xam nga bu ne mënumaa bëri 5 minutes loolu xëy na peut-être day bëgg lu neex boppam moom. parce que sama combat ak moom bi passé yaakaar naa ñaari 15 ñu bëri yaakaar naa waaw runkum daje kang daw ma génn saako naanu ma ndox defuma dara bàyyiwuma donc li si am solo daal man xam naa ne man ni ma bëggee mu neexee ko moom bëggeewu ko mu neexee ko parce que ma yaakaar ne man arbitre bi sifflé day yooru day ñëw jébbalu waaw man loolu laa gis moo tax mu yokk xeexu 5 minutes man si ñëw maag waa géej waaye ay 5 minutes ak ay 4 minutes de bu soobee yàlla ba arbitre bi sifflé damay dox ci kawam bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko moom Gris Bordeaux Ibrahima Ndione ma leeral la ko moom Gris Bordeaux Ibrahima Ndione wala Ibrahima Dione wala Ibrahima Diom. Ibrahima Dione ah waaw leer na. xam nga tur wa de. mais ñëpp xamante nañ. nga ne bu xeexee. ma duma ko su xeexee nga duma ko su bëree nga daan. bu soobee yàlla bu xeexee ma duma ko bu bëree ma daan ko. sekkuma ak moom wala sekkuma ak samay supporters ay lamb ji fi jëm ne ay 5 minutes la ak ay 3 minutes lépp lu ci war bu soobee yàlla moom bu mu def dara man maa koy def daan ko ñibbi waaw. mais ak moom ni mu la ñimee ak ni muy taxawee ne yow buy bëreeg moom doo nekk à l'aise yu yëpp mu di la ko wax. nga yaakaar Gris tegul ay mbiram fu leer wala. non Gris ñemee ma. Gris ñemee ma man may bëreeg Gris Bordeaux bay nekk à l'aise. non moom moo nekkul à l'aise. moom moo nekkul à l'aise. non moom sañta nekk à l'aise sax. waaw moom sañta nekk à l'aise waaye man li ma wax dafa leer dama ne ko. sañu maa nelaw parce que dama la bëgg a daan. waaye moom sañul nekk à l'aise bëreeg Balla Gaye de. déedéet. loolu nekk à l'aise. non jamais. non munul nekk. waaw lu jigewul ci yàlla maanaam lu jigewul ci yàlla man nga xam ne yow mënuloo ko dara ci gan gi non sañoo nekk à l'aise on dit la vérité. dañu gis Balla Gaye soo doon am combat coow la da doon bëri da nga doon génn ci journaux yi parfois ñu gis benn vidéo Balla Gaye mu génn ci Instagram wala YouTube combat bi mu taxawee ak léegi gisuñu Balla Gaye même statut yi gisuñu Balla Gaye du ko defati lan moo tax loolu combat bi moo laaj loolu wala ci li nga jógee moo tax loolu. waaw samay combat yi des moo laaj loolu moo laaj ci concentration sax lañ nekk xëy na peut-être yàlla moo ko tuddee noonu mais lépp lu ñuy defati incha allah dinañ ko nëbb dinañ nekk suñuy préparation bu laajee neexal ñu neexal ko bu laajee yëngal ñu yëngal ko waaye
dootuñu génnee suñuy vidéo pour ay entraînement léeg-léeg nag mënut a ñàkk bu combat bi desee ay quelques jours wala ay 2 ou 3 jours ñu génnee entraînement yi wane leen ko mais doonatul lu ñuy liggéey di ko bazarder waaw mais ci concentration lan moo waral lool parce que gis nañ sa combat Bombardier bi passé ba ci veyu combat bi dañ doon gis say vidéo ba nga néew toogee di tent sa bopp di watu vidéo yi dañ doon génn lan nga jàng ci sa combat ak Bombardier ba tax nga nëbb lépp li nekk ci yow waaw jàngaat naa ci nag lu bëree bëri wax dëgg yàlla ba ci staff beeg encadrement beeg ak ñi nga xamante ne donc daal yàlla boole na ma ñoom lu ci bëri daal yàlla suñu borom wan na ma ci loo xamante ne may na ma ci expérience te àdduna lépp loo gis aussi tamit jàngat la jàngat naa ci dara te ci ginnaaw ba ma nekkee nag wax dëgg yàlla tënk sama bopp dañ ne mbër bu looloo maa ko daan donc moom ci laa nekk maa ngi loolu maa ngi toog bu jour ba incha allah ma ñëw wane confirmation bu leer nañ man loolu mooy sama objectif ak sama encadrement ak ñi nga xamante ne maa ngi wax ak ñoom suba ngoon gu dégg bëccëg le jour ji confirmation la incha allah. mais Balla daan na nekk na champion bi nga xamante ne saa yu waxee avant da koy jëfee su joxee 1 seconde day def 1 semaine su waxee ni damay duma daan da ko doon def mais combat bi nga jógee nii waxoon nga ko jëfoo ko lan moo waral loolu ndax bii yoon dinañ gis on Balla Gaye 2 li mu wax mu jëfee ko. waaw xam nga léegi bëri Balla Gaye 2 gars yi dañ koy def comme par exemple tey Balla bu waree ñëw bëre yow nga war a ñëw bëre ñaar moo koy def mais bu arbitre sifflé nga taxaw dem taxaw nële bu ma ñëwee taxaw di bëre ak yow ngay daw wala di déplacé wu combat bi day yàgg mais dama ciy def sama devoir ba nga xamante ne rek war naa laa daan la mais bu arbitre sifflé mu ñu taxaw runkum daje non du yàgg parce que may xam ne yow mi kat ñoo nga pour bëre wala ñoo nga pour xeex mais boo ñëwee sama combat bi passé ki may bëreel paasul fi mu taxaw lay taxaw donc moo tax mu demee noonu te loolu du làmb ñaara koy def waxuñu ne tey kii mën bëre moom dèjà boo ko mënee pare jeex na mais nag bu ma ñëwee tax nga taxaw fële dinaa ñëw nag def li ma war mais boo nangul bëre te amateur yi leen ciy jëm te amul njëriñ waaw mais man Balla Gaye numéro 2 képp ku taxaw ne da ngay bëre ak man combat bi di yàgg incha allah. xam nañ tam Balla bi mu nekkee champion bu vivace. boobu jamono amuloon volume. gis nañ la daal dafa mel ni am nga état de forme normal pour yow est-ce que bii combat mën nañ sentir sa vivacité ak sa vélocité ci combat bi contre Gris Bordeaux. mosuma koo ñàkk nag xëy na dafa am jour yoo xamante ne boo waree perte rek yooyu yëpp du ñëw ndam boo ko waree am sa léppay gaaw boo waree perte aussi tamit sa léppay yéex état de forme bii ñu nekkee nii xëy na ñi ñee ci bàyyi xel mais man bàyyi ma ci xel parce que lépp li nga xam war naa ko def maa ngi xëy di musculation maa ngi xëy di boxe maa ngi xëy di dem dîner maa ngi xëy di ñëw suma école de lutte donc daal liggéey bi nekk na liggéey bu intense bu jaar yoon bi nga xamante ne wax dëgg yàlla tukkiwuñu demuñu fenn lépp lu ci war daal combat bi confirmation la laaj. confirmation. ok est-ce que xam nga ni tamit Gris Bordeaux neexul daan parce que kenn mësu ko daan bëreeloo ko carrément daan ko est-ce que bii combat mun nañ gis loolu parce que xam nañ ni technicien nga ci làmb. non Gris daanu na daanuti c'est-à-dire que kenn mësu koo daan loolu du wax parce que tey ku mës a daanu duñ la limal say défaite man bëri naa ñu daan ma mais c'est-à-dire que naqare daan bi mooy yëpp mooy bañ a bëri rek tey bu ma taxoon ne du ma bëri non fii ba suba amateur dañuy xam ne man bëriwu ma mais ku ci taxaw laa wax dëggal arbitre sifflé maanaam lu tax ñu naan làmb wala bëre bu arbitre sifflé da nga ko war a def du ma ne adversaire bi du ma ko wax lii la war a def wala nangam non sañu ma ko mais bu arbitre sifflé moom bu taxawee dëggal sa boppam def kon bii passé yi ñu def nii non du yàgg. maanaam kon su ma la déggee Balla maanaam Gris Bordeaux kon bii yoon bu ñëwee tey téye boppam est-ce que Balla dina dem imposer ko boppam wan ko ne ko dañ fiy jóge maag yow. Gris sañ naa téye boppam. sañu ko non sañu ko. ak lu moom li mu waxee ñu bëggal amateur yi. waaw wax na non Gris sañul loolu pour man ngorom may ko loolu sax. ah bien sûr ngorom war ko mën a may loolu. kon da nga jàpp ne su arbitre sifflé li ko war mooy maanaam ngeen daje. non bu ko moom xam naa ko Gris champion la bu arbitre sifflé day ñëw attaqué ma ñëw attaqué ñu daje. waaw. am na ñoo xam ne dañuy xalaat ne bu ngeen dee xeex yéen ñaar des fois ci kaw xeex bi mën na la bañ a arrangé mais saa yu ngeen jàppante xeex bi yaa ci ëpp avantage loolu yaa ngi koy bàyyi xel wala. ah Babacar man ba ma dalee bëre ba léegi nekk tuuti tànk ba léegi yàgg naa koo dégg waaye ñi fi mos a xeex mën xeex am na fu ma jaar ak ñoom loolu du ma ci commentaire parce que xam nga chaque jour ñu waxal la benn affaire boo xamante ne boo ñëwee ñu gis leneen pour man jaru ko. nee na tamit beneen bi ci des moom moo ko wax Kati Diop moo ko yor léegi te Kati Diop nee na moom mooy Ancelotti la ko tudde xaw ma coach su Real ba waaw la ko tudde nee na c'est le meilleur coach fii ci Sénégal ci wàllum làmb moo koy indi kon jàpp na ne bi yoon moom xew am nga ko wu toll ni màggal presque. non man murid laa c'est normal xew kay dama ko waram ndax taalibe Serigne Touba la waaye xamal naa leen daal
maa ngi nuyu sama papa Père Kati bu baax a baax di ko ziar parce que baay la donc li mën a xew daal man du ma compté wu ci Père Kati ndax xam naa ne bu arbitre sifflé Gris Bordeaux lu ko waaye mën a wax na bu ñëwee na ko fàtte. luñ ko wax. lu ko waaye mën a wax wala lu ko waaye mën a conseil. waaw bu arbitre sifflé mu fàtte ko. ndax lan da lay ragal wala lan la. xam naa Gris dama ko xam moo tax ma wax loolu. non xam naa ko. day fàtte conseil yëpp lu ko waaye mën a wax Père Kati conseil ko bu duggee ci géej bi fàtte loolu. ak ñoom Tafa Gueye directeur technique am. non non man dépassé naa ñooñu maanaam dépassé naa ñooñu wax la dégg-dégg la laaj c'est-à-dire que tey nangul naa suma papa Kati Diop c'est les meilleurs des meilleurs Moustapha Gueye c'est les meilleurs mais man ñi ma yoroon meññ ma ñooñu kenn du ñoom man sama baay dafa mën a bëre ba nekk champion d'Afrique nekk roi des arènes mais man bu fekkoon ne amuma ak ñooñu boo leen ma waxee mën naa d'accord mais damaa am ñu gën a supérieur ñooñu. mais ñooñu nekkatuñ fii. non mais ñoo ngi dund ba léegi ndax ay leeram ñu ngi nii ay leeram ñu ngi nii ñoo ngi dund parce que tey bu ñu amul woon ñun du ñu marché suñu borom moo ko dogal xam-xam boobu def nañ ko ci ñun te mu ngi si ñun suñu turandoo bi ñuy meññ école ba ñu fi ñëw ay xale yu ndaw lañ mu tette ñu ba àgg fii ñu àgg kon donc ñun gisuñu loolu amatul lu ñu jaaxal ci làmb amatuñu lu ñuy tiit ci làmb amatuñu lu ñuy am sikki sàkk naan kii mooy conseiller kii wala kii mooy entraîneur kii parce que dañ koo donn gëm ko nekk ci ba nëgën ni yàlla suñu borom tey def lu ñu def à l'âge de 25 ans lañ nekk roi des arènes